ma yi xeetu téléphone portable accessoire téléphone portable boo bëgg duggal ci suñu biir showroom nga xool da nga bëgg iPhone duggal ci biir da nga bëgg Samsung ñëwal xool da nga bëgg Infinix waxi noppi da nga bëgg Nokia Android xoolal ma yi téléphone Nokia Tecno waxi noppi Itel Huawei ñoo ci mën Events ay accessoire téléphone portable boo ci bëgg rek duggal ci suñu biir showroom nga xoolal yi xeetu accessoire téléphone portable accessoire nag boo bëgg bàyyiwuñu benn accessoire duggal ci suñu biir showroom nga xool. bismillah. waaleykum salaam wa rahmatulah. bismillah. amul na nga def. sant yàlla baax alhamdulilah. amul nam naa la kat. maa la raw maa la raw déedéet. nam naa la. nii rek. mbaa yaa ngi góorgóorlu sant yàlla baax. alhamdulilah nga yëngu yi. sant rek. alhamdulilah. man day xam naa ne dinaa dagg nafar gi. di jéggalu nag. yàlla baax na ndax sama tànk yi mën naa ne tànk kilifa la yu jóg dem ci kilifa. waaw ndax sa diggante grand bi wax dëgg yàlla kilifaam nga woon. dëgg la te moom sama kilifa la woon waaw sama tànk yi nag tànk jàmm la. te jàmm. ah Amadou. waaw loolu lan la. ndax demoon naa fi fan yi seeti may ma. waaye wax dëgg yàlla bi ma ñëwee daal waxtaan na lu waxtaan waaye fi nu mujjee ci biir ni ñuy waxtaane dem na ba gis boppam ne dafa jot ñu wax Sidi bokkul ci miraas bi dañ ko ci génne waxee na ma façon boo xam ne daal wax dëgg yàlla ba mën naa dépassé naa ko fa ci laa ko waxee li ma koy wax dal di jóg dem te gëm naa ne bu ñu ko dànkaafu dina génn weer xale bi te loolu rafetul dëgg la man nag bala maa am dara lu may def ci yow laay jubal si te it bu dëgg dee dëgg it jot na tamit ñu xam Sidi fi mu féete. est-ce que yow yaa ngi diggante ak ay waajuram. ci wàllu papaam. Amadou loolu de newoon naa dootuma si waxati ak nit te bis ba jotul waaye ginnaaw kilifa nga te yow ak Aline si yéen a bokk ndey ak baay. fu mu solee dàll mu jot ko nga sol fa dàll mu jot la yow moom dinaa la ko leeral bi Fat Bintu wanee lor nekk xale bu ndaw demoon naa seeti waajuru ki ko ëmbal waaye ba ma fa demee lii laa fa jëlee bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi rek. jàmm rek. sant wa. ndiir la. ndiir yàdd la. yàdd. man maay ustaas bi jàngale alxuraan. bismillah kaay toog. ana waa kër gi. ñu ngi fi. jàmm rek. alhamdulilah. 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 yàdd. naka waa kër gi. ñu ngi fi. alhamdulilah. jàmm rek. yaay ustaas bi jàngal xale yi ci jàkk ji fii. waaw ustaas. macha allah ustaas yàdd. nit ku baax nga. jërëjëf. wax dëgg yàlla. nit ku jàppale xale yi nga. nit ku jàppale waajuru xale yi nga ndax xale xam nga ku ci def alxuraan rek ay waajuram nga ko defal. yàlla na la yàlla fay. amiin yaa jërëjëf yàdd. amiin yow it bu baax nga wax dëgg yàlla. yal na la yàlla fay. kontaan naa trop. tey nag dama ñëwoon pour xam waajuru Fodé. Fodé. waaw
Fodé de fi jamono yi ñu toll nii immigré la ma nga ba Argentine yàlla nag dafa dogal waaye juróom bu góor génn àddina waaye man mii la fi dese may yaayam. dëgg la waaw Fat Bintou sama rakk la Fat Bintou Yade. Fat Bintou waaw Fat Bintou waaw. xale bu yaru xale bu baax xale bu ma bëgg ku ma jox cër daf may toppatoo lool sax waaye moom de bi Fodé demee ba tey gisatuma ko benn yoon. loolu sax moo ma indi ndax Fat Bintou fi mu nekk nii dafa wan lool. waaw dafa wan lool te nee na Fodé moo ko ëmbal. Fodé. waaw Fodé waaw. ah oustaz loolu moom doy na waar di yaakaar nga ni Fodé moo ëmbal Fat Bintou. loolu de. déedéet loolu mënul nekk. déedéet waaye soxna si. kay yow ni nga ma dikkale sax yow lan la man ni nga ma dikkale laa xamul lan la gis nga su fekkee ni da ngeen dégg ni Fodé dem na Argentine war naa am xaalis moo tax ngeen wuti ji seen biir ca àll ba ñëw bëgg ko fee sotti man nanguma benn doomu biiral. waay soxna si. bul ma tontu déglu ma ba ma pare li ma lay wax gis nga Fodé fa ma koy war a yare laa ko yare biiralul kenn su dee alal ngeen di ut ngeen solaat seen dàll gis nga ni nga sole sa dàll ba ñëw solewaat ko sa dàll nga dem wari ji baayu doomam du fii ci sama kër. soxna Ndeye àdduna amul solo te dafa gudd tànk àdduna ci boppam dafa gudd tànk te àdduna amul benn solo dama bëgg nga wool ma Fodé nga wax ko Fat Bintou dafa ëmb. pour la bu mu nee nekk. pour ma woo Fodé sama doom fa mu nekk naa ko ëmbal nga te ëmbalul. waaw. wala ma jox la numéro am ngeen di ko perturber pour lan du ma ko def du ma ko woo du ma ko woolu xam nga lu ma lay yëgal sax nag oustaz wax ji day bëgg bari damaa bëgg nga jug toppat say tànk yi fi indi woon génn sama kër ca biti. te noonu nga ko gisee. noonu laa gisee jógal jógal. jërëjëf. dëgg yàlla triste na trop te it bu daw yaram la daal. waaw dëgg yàlla métti na trop. waaye sant yàlla rek amul ndax Alioune Sy lépp fekk na ko fi xamoon na lépp si la jël en charge Fat Bintou mu wasin mu ni dama koy takk suturaal ko te jàppale xale bi def ko sama doom te jàppale na ko ci côté yëpp ba ci këyit ba ci école ba ci lépp kenn mënul xam ni moom du bàyyam looloo waral coow li bari li tey te it ma yëgal la loo xamante ni Alioune Sy si boppam ba mu tëddee feebar nekk si sukuraat jox na ma këyit yoo xamante ni leeral na ma ci lu bari waaye am na loo xam ne leeral lu ma ko ci mbiru Sidi nee na ma bu bis baa ki yor këyit di dina leeral lépp donc jarul ñuy wax ku nekk di wax man damay dal dan maa dénk te nit da nga war a dal kilifa du jaagi ni lu ñëw rek nga wax looloo waral lool waaye yow lépp loo ko bëggee ak nu ko bëggee rek nañ ko waxtaanee ñu dox ko wax ko parce que wóolu naa la si. rafetlu naa kàddu yi te dégg naa ko. jërëjëf. loolu weesoo. bëggoon naa tamit noo mën a waxtaane ak Maymuna bala moo génn di wax lu mu war a wax loolu moom loo ci mën a dox nga dox ko ci loolu moom laa lay ñaan man. Adja tamit ñëw na fi wax na ma lu nekk ba nee na moom su ma ko waxul Sidi moom dina ko wax léegi nag lu ciy pexe nanu fexe wax ak Sidi waaye ci dal ci teey suñu xool duñ ko convaincre parce que suñ ko waxee lii te këyit di nekk leneen rek dañuy juum te kilifa nag warul juum dafa war a xam fu muy teg tànkam di la sant nag di la gërëm Amadou ndax lii nga def mooy wàllu kilifa te it dégg naa yaa ngi góorgóorlu bu baax li ngay wax li ngay def yëpp dégg naa Amadou jàmbaar la lool ci kër gi kon lépp lu ci war rek defar la te yàlla rek tax incha allahu rabbi
waaw bàyyi sa jooy nag boo fa nekkee di xam gis nga nii sama yaram dafay sumeeku bàyyi li ngay def ñaari baat loo wax nga jooy loolu mënul nekk boo jooyee rek sama xol dafay fees waaye jàppal ni daal na nga gën a góorgóorlu si yëngu yooyu ngay def kon na nga góorgóorlu bu baax te ñu dajale lépp loo xamante ni ñoom ñoo ko moom ñu jox leen ko loolu daal moo gën a rafet moo gën a wóor te mooy yëfu kilifa yàlla baax na bàyyil jooy nga man xale yee ma ñor yàlla baax na li may def nii lu alalu àdduna dara man mu xale yi jot seen alal loolu moo bañ a waaye bu nekk incha allah yàlla baax na yàlla baax na góorgóorlu bu baax yàlla bàyyi na rek góorgóorlu bu baax jërëjëf bismillah masha allah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun bàyyil jooy nuyul ma waa kër nuyul ma waa kër amul jërëjëf kontaan naa lool macha allah waaye yaay médecin bi yàgg na de moom depuis ay échographie la xoole woon ba léegi si kenn xamul fu mu dem ay résultats yi xanaa war na génn. yow xam nga li nga def yëpp dafa bari dem ko échographie rek sa analyse yi da ngay def rek teg na mu ñëw rek tegal la ko noonu da ngay di jàng sa liggéey. mais ma dama sonn dafa yàgg de. nga toog rek la sa bopp nag. voilà à propos sa diggante waa kër Alioune doon naa ci waxtaan ak imam dem naa fa waxtaan naa ak moom bëgg naa lépp doon benn jee jëlu sa xel te xam ne lu yóbbu Alioune mii du la fi bàyyi du ma fi bàyyi ma bëggoon na nga dellu si yaay jël sa xel jël njabootam uuf leen ni mu gën a rafetee dara jaru fi yenn yi Aïcha mi delluwaat ci kër ga man moom laa bëgg moom ma gënal suma kawe ndax Alioune liggéeyal nañu liggéey koo xam ne lebal nañu lebal koo xam ne yow te naa njabootam warut a mën a nekk feddi tontalaan. yaay yow xam nga ni njabootu Aliou Sy gi mosuma ci fitnaal kenn yow umpule woon ni Aïcha moo ma sonaloon si biir kër gi jotewu ma see kenn dara te yow xam nga loolu bu baax quant à imam Yaad nag moom intérêt lay défendre parce que ñee ay jarbaatam lañ. Jee xam naa ay sama solaa sonal nañu waxante dëgg te yàlla rek tax imam Yaad nag la ko war rek la def toppal nag sa papa rek mu lay influencer rek nga nekk ci yàpp ci sa bopp rek di yëg fi ni yaa ngi def lu baax. yaay gis nga sam papa buggul dara lu ma naqari te duma digal dara lu bon. waaw ci ay conseil am nag si lay dox moom au moins mi ngi xool doomam di ko toppatoo yow nag moom kenn xamul foo far man mi sa doom nga war a ranger wu sama côté jàppale ma defoo ko de ay doomu jàmbur ngay faral mais sa papa moom gàcce ngaa la am amoo dara loo ko wax. wax nga dëgg nag doom ja baay ja. waaw baax ndax xam naa ne capable nga trop waaye sa papa la gën a fit te tax mu ngoy ci alal gën a ne mu war a doon fi ma gisee wu fa. sam papa daal moom def na waree fam mi ngi xool doomam. madame si maa ngi jégalu ci xaar bu yàgg bi soo gisee mu jël temps dañ doon defaat yeneen analyse supplémentaire pour mën a saytu échographie bi li mu génnee xam naa ne madame si li may wax du neex grossesse bi dafa am complication. docteur lan nga bëgg a wax foofu. parce que bu ñu ko xoolee nii maag sama collègue yi boobu léegi ci lañu ko mais dafa am ay complications yu ne ci biir mu ay complications xale bi ni mu tëddee. position bi mu nekkee baaxul moo tax mën na jur loraange bu ne moo tax bu ñu doon waxtaan léegi sax dañoo xalaat ni est-ce que mënuñu woon interrompre ëmb bi. docteur. dégg naa bu baax li nga wax mais gis nga sama grossesse bi duma ëmb ba 5 mois fii naan damay xalaat sax di ko dindi sama fukki xel ak juróom-ñaar xalaatuñu ko dindi moo ko tey dindi moo ko suba sama jëkkër dundatul te lii dong laa dese lii ma ëmb pour di ko xoole dindiw ma ko sama xel sa xalaatu ko mais bu ñu trouver benn solution. waaye yow jee din nga yow loo ko dina médecin bi wax ëmb bi risque la ci yow. yaay dégg naa ko bu baax gis nga sama doom ji su may ànd ak dund ak moom dund su may ànd deew ak moom dee mais xel xalaatul sax ma dindi ko ma ko def. docteur mu nga may waxtaan sama doom tuuti.
ci lan moo fi jar leen li ci la alal da ko jar. yaa kan moo fi tudd ay alal ma sama doom bi dinaa ko ëmb ba fii 5 mois may xaar di ko dindi. waxoo dëgg xam nga baax fi may waxee li nga ba sàggane nag sa baay mu lekk sa ndono moo gën a yomb nga lekk ndono gi bàyyi bi doon ñi nga ëmb. lu ko fi jar. na ma lor. li ma wax moom lay appliquer. damay ànd ak moom dund wa illaa ma ànd ak moom dee mais xalaatuma koo dindi. nañ trouver solution. kon baax na. di duma ko. la tax xam daa yàggut. waaw donc. waaw kon baax na ñu xool nu ñu mën a def waaye xalaatuma koo dindi sax. nañ dem lu nekk dangaa dëgër boobu mag mu ne julli ma rek nga sëgal ma xool góorgóorlu ci loolu. sama yoon waaye leer yaram ni dikk la tax xam na daa yàggut. du ma ko dindi de xalaatuma ko sax du ma ko dindi. Mais Pape, je pense qu'on a un petit problème avec le chantier. yow mënoo ma dimbale sa affaire problème xanaa sa projet bi géré ko bul ma sonal waaye yow géré ko voilà. Pape Sidi na ngeen def. Ça va bien madame. Ça va boss. Pape chantier bi ma la ko joxee ba léegi fii la toll. madame man maa décidé arrêter affaire bi pour nga ñëw leeral lépp xam ni Sidi man maay boosam fii Sidi du ma jiite. mais Pape yow yaay décidé ki ngay liggéeyal ak koo du liggéeyal. Avec tout le respect que je vous donne, madame, vous ne devrez pas confier ce dossier directement à Sidi. Mais Pape, tu te prends pour qui? Ici, c'est moi qui prends les décisions. Comme ma mère, là, du projet, c'est pas à toi de prendre des décisions. Je t'ai confié un dossier et j'ai mis Sidi sur le projet. De liguer avec moi, si je mets Sidi sur le projet, c'est parce qu'il est capable de le gérer avec toi. Tu es incapable même de gérer le chantier. Depuis combien de temps là, le Kodjo? Mais madame, danga ma waroon laaj est-ce que man capable naa gérer plusieurs projets mais waroo tëb jox Sidi lépp et je peux gérer tout en même temps sooy doxalee nii danga may rabasi ci kanamu personnel yi te loolu du yoon. Pape, xanaa déggoo li ma la wax ici c'est moi qui prends les décisions. Sidi, je vais le mettre sur le projet et il y sera. Boo ko bëgg gérer nga dem nga bàyyi mu gérer ko. Je n'ai pas de compte à te rendre. Mais toi, tu dois me rendre des comptes. Fille, man maay sa patronne. Est-ce que yaa ngi may dégg? lenn de dinaa la ko wax madame boo bëggee sa ay projet dem affaire sentimentale da nga koy tegee ne. Je t'arrête tout de suite. Je te le permets pas. Yow yaay kan? Tu dépasses les bornes. Je m'en fous de tes diplômes. Si tu veux plus travailler, tu es libre de partir. Et ne te mêle pas de mes affaires. Incapable. dama nga wax sa cappe bi waaye ñàkk fayda. Viviane, il faut que l'on parle sérieusement, toi et moi. Tu veux qu'on parle de quoi? Il faut qu'on parle de nous et de tout ce qui se passe autour de nous. Ah, ne fais pas attention à tout ce qu'on dit. C'est pas important. Mais nan nga bëggee ma bañ a bàyyi xel lépp li fi am. Je crois qu'on devrait faire une pause, toi et moi. Les choses commencent à devenir trop compliquées. Sidi, da nga ma bëgg bàyyi. xoolal li jot a xew yëpp suñu diggante depuis qu'on est ensemble. J'ai découvert que tu es toujours marié à Michel. Ta mère, c'est limite si elle ne m'a pas insulté avant de me mettre à la porte comme un moins que rien. Tes employés ont commencé à t'exprimer leur manque de respect. Hein? En remettant en question tes décisions. Tout en prétextant notre relation amoureuse à toi et moi. Tu trouves ça normal? Pape moom daf ma bête. J'aurais jamais imaginé que tey dina am fit am sañ-sañu taxaw wax ak yow nii. Mais tey bu amee fit wax ak yow nii dañ ko waxante dëgg rek. C'est à cause de ce qui se passe entre toi et moi. Sidi, pour le cas de Pape, je m'en occupe personnellement. J'en fais mon affaire. Pape, c'est pas un problème pour moi. Viviane, xam naa fi nga bëgg a jëm. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais situation bi, elle m'affecte beaucoup. Mais Sidi, toi, tu penses à ta personne ou tu penses à moi?
Jusqu'à preuve du contraire, tu es toujours légalement marié. Et tant que vous n'aurez pas divorcé, devant la loi, cela ne changera pas. Ça aussi, je m'en occupe. Sidi, tu m'avais promis de rester avec moi dans ce combat. Et tu sais que je suis très amoureuse de toi. Si je dois faire le tour du monde pour signer ces papiers et te prouver que c'est fini entre nous, il ne reste que des formalités. Papiers yi signé rek moo ci des. Gis nga li ma dese sama dund. Dama bëgg nekk ak yow. Même s'il va falloir que je démissionne, que je sorte de ce pays, je le ferai pour toi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de passer le restant de mes jours avec toi. Et tu sais que ma fille t'apprécie beaucoup. Non, s'il te plaît, ne mêle pas Zeyna à tout ceci. Sidi, mënatoo rëcc. Tu fais déjà partie de notre vie. Te du mën a bàyyi nga dem. Tu vas rester avec nous. Viviane, je ne veux pas t'attirer des ennuis pour rien. Je ne veux pas que tu perdes ton boulot, ton emploi, tout ça juste pour rester avec moi. J'ai longuement réfléchi avant de venir te parler. Mais je suis désolé. Je crois qu'on devrait faire un break pour que je puisse avoir les idées plus claires. Tu mérites d'être heureuse grâce à l'amour et non d'être malheureuse à cause de l'amour. salaamaaleykum yéen sénégalais ak waa diaspora bi yéen lay waxal yéen ñi nga xamante yéenay seetaan Yes Dakar nga xam ne moo xew ci jamono moo fi nekk moo wëli mbër yëpp teg leen fële taxaw au top dee leen abonné bàyyi leen seetaan bi nag tey abonné. ñàkk jom sax mënul weesu baax. waaw ñàkk jom mënul weesu sa morom yor nii portable. waaw di seetaan nga ne ko booy. waaw booy looy seetaan nii. doo abonné ni mu yombee. ak Yes Dakar ni mu ko yombalee. waaw doo dugg rek ñoo sa loxo bi nii cap taj fañ bind abonné muy signal gis naa fa ab baaraam buy def ni kuruj lu ñëw nga jot ca. moom nga naan taj Yes Dakar di la ko dóor. waaw bàyyi la ñàkk dama ne abonné leen de bàyyi leen de bàyyi seen affaire yéen Modou surtout Modou yi am na Modou yu bëgg lu yomb ak yow bëgg lu yomb lam tooro waa Paris rek